Amis téléspectateurs et internautes de Leral TV Leral.net amati nañu mbégte janook yéen ci seen entretien du jour tey nag ñu doxantu fii ci Thiès ginnaaw bi nga xam ni dugg nañ ci gox yeeg goxaat yi def ay série de reportage ñu ñëw seet si ka nga xamante ni boo waxee Thiès rek ñëpp xel yëpp daal di dem ci ki nga xamante ni moo di Mouhamadou Lamine Massaly ba tax na nag ñu ñëw ngir séq ak moom ay waxtaan jëm ci actualité politique ginnaaw bi nga xamee ni tabal na ab li nga xamante ni moo di parti politique bu yees mu duppee ko Union pour une nouvelle république ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur u Leral TV. waaw gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi baalu àq sénégalais yi ak sénégalaises yëpp si fi nga xamante ne moom la ñu nërmal muy weeru koor gi di ñaan weeru koor mu jàmm ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabil alamin lu ko wéy maa ngi bëral sama ngërëm ak sama félicitation naam deet fekk ma woon Sénégal parce que dama hospitalisé woon en France donc d'ailleurs maa ngi soog a yegsi ba yegsee juste si ngeen yegsi sa seen kanam sax d'ailleurs laa wàcce donc mooy féliciter Lions yi di féliciter le gouvernement y compris le président de la République Macky Sall effort bi nga xamante ne def na ko ba gaynde yi non seulement jël coupe d'Afrique bi ba gaynde it qualifié mondial bi ñuy ñaan yàlla it ñu dem Qatar ak jàmm jël si ndam li waaye jàngat gi may am si loolu naam stade bi son excellence monsieur le président Abdoulaye Wade lañ ko tuddee te doomam Karim Wade la ñuy fekk ji Qatar ma jàpp ne moom moo war a loger bépp supporter bi nga xamante ne jóge na Sénégal di dem sa Qatar parce que bu mu fàtt ne yoral na askanu Sénégal 138 milliards. Mouhamadou Lamine li nga wax nii dafa mel ni da ngay firndeel li gars yi di wax que ni da nga transhumé jëm ci parti au pouvoir yaa ngi remercier monsieur le président de la république waaye nag nga jëm baaraam tuuma ki nga xamante ni mën nañ ni yéen a yaroondoo woon président Abdoulaye Wade boolele woon njaboot tey jii nga jëm ko baaraam tuuma. xam nga man du ma def nihilisme du ma ñaanuma yàlla it bokk ci opposants yoo xam ne il continue toujours non seulement à mentir et qui continue à insulter la conscience des Sénégalais et des Sénégalaises man ñaanuma yàlla bokk ci xeetu leaderu politique boobu parce que dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi te pourtant day ba équipe nationale bi jëlee Coupe d'Afrique ci leader yi am na kenn ku taxaw ne dafa demoon Proxaan dem Casamance moo tax ñëwul mooy Ousmane Sonko man du ma nëbb samay wax bi mu ñëwaatee bi keroog gaynde yi qualifié gis ngeen la ma wax donc man ñaanuma yàlla bokk ci xeetu nit yoo xamante ne lépp lu ñu wax tey bu subaa leneen lay doon je ne le souhaite jamais de ma vie équipe bi def nañu ay jéego avec l'appui du gouvernement du Sénégal à leur tête le chef de l'État c'est très normal que je le félicite. mais tey félicité ko c'est très normal mais nga jëm baaraam tuuma ki nga xamante ni moo di. xam nga mais loolu. parti bi mën nañu non defaruma defaronte la parce que parti bi rek demul au pouvoir te ay nit jàppuñu ci man mon engagement mon détermination et ma loyauté auprès du président Wade souffrul woon benn doute ba askanu Sénégal gis nañ ko ñaata yoon dañ ma tëj kaso dama joxe woon sama lépp. ngir kenn ku ma ko jaral muy le président Wade. léegi lu waral ngay dindi li nga joxe. mais non sama diggante ak moom dama koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér mais la ma jot ak doom ji xam na on était 26 opposants la ñu woon 26 tey ñëpp ñu àndoon ak Karim ci ngor Karim Wade les a trahis bi mujj bi muy mon jeune frère Bara Gaye vous l'avez vu la manière dont il a combattu d'une manière très lâche def na ko Bachir Diawara def ko ñoom Galotal. déggatoo leen. ban manière la leen combattre. mais ñëpp gis nañ ko c'est quelqu'un bi nga xamante ne dalay woo wax ci diw lu ñaaw nga coupé mu woo diw googu wax ci yow lu ñaaw loolu du yëfu gor du yëfu nit ba pare fonk doomu aadama man yàlla cëral na ma te maa ngi sant yàlla suñu borom teral na ma man du ma tarbiyu doomu aadama te ku yaakaar na danaa topp ci gannaaw yaakaar la ngir lu ma dundee da ngay nax sa bopp. mais ndax jamono ji nekkul ni mënuñu jàpp ne Massaly weñ la boo xamante ni fu tooy rek lay takk bu ñu demee ba tey jii ngay jeter fleur le président itamit. soxna si rus naa la trop
bu doon góor moo mu wax kàddu wañ bii mu wax micro bi laa lay dóor barki Cheikhul Khadim man du ma opportuniste du ma wañ su ma newoon APR bëccëg laay taxaw ne wiiw Macky Sall nit du ma mënal ñaari salaamaaleykum. kon ci li nga wax mënees nañu jàpp ne doo doon APR. soxna si li am ëllëg yàlla rek ko xam man je suis libéral te dama yàgg a xeex pour la recomposition de la famille libérale parce que 40 ans de règne socialiste amul lenn loo xamante ni prouvé na ko Sénégal fii nga newoon fii lañ newoon les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes réalisation yi libéraux yoo ko fi def bien vrai que état continuité la mais 40 ans de règne socialiste amul askanu Sénégal ku fi nekk te yëguloo métit wala naqar loolu dund ngeen ko dund naa ko. ci 40 ans yooyu noonu nga wax tey jii moo tax jeunesse bi fippu ba ñëpp sax jox mën nañ ni moitié population sénégalaise bi yëpp jox bopp Yewwi Askan Wi bi nga xamante ni des fois say sorti itamit yaa ngi leen di jàmbaaram. dinaa leen jàmb parce que man kenn du ma jam naa ni man dóor fayu laa si xam parce que toll ma fenn fu ma naan sama morom bi ma bokkal génération bàyyi naa la ak yàlla. waa Yewwi Askan Wi lan lañ soxna si man j'ai battu campagne comme tout le monde mais dama ko teg si dëgg si engagement laa ko teg ak détermination parce que kenn déggatuma woon si ay activité politique Màkka laa nekk di jaamu yàlla ay jaaykatu caaf yu ñu toj seen i kër ay jaaykatu glace yu ñu nangu seen i terrain ay jaaykatu ngooñ yu ñu jël seen dëkkuwaay woo ma téléphone maa ngi màkk di umra ñu woo ma ne ma Mouhamed Massaly yow lañ yaakaar ngir liggéey soppi doxalinu gox bi man leen man day aw ma bànqaas ga nga xamante ne mën naa si demee élection mais comme loolu ngeen bëgg te yaakaar ngeen ne dëgg gi si man ngeen ko gisee danaa ko ànd ak yéen su kàttanu yàlla suñu borom si kaw loolu laa woo le président Pape Diop que je remercie au passage maa ngi màkk ma woo ko téléphone waxtaan ak moom ma ne ko grand day boo amul représentant Thiès Ouest bëggoon naa jiite liste bi ngir ñi ñu jaay doo la néewal nangu seen suuf jaay ko ma liggéey yàlla may ma ndam ma gañe ko delloo leen ko mu ne ma waxtaanal ak ñi nekk sama parti à Thiès bu ngeen amee consensus y a pas de problème ma ne ko nag je n'attends rien au retour je ne vous demande absolument rien suñu borom teral na ma am naa ay xarit aussi yoo xamante ne mën nañ ma jàppale pour ma dem campagne. sa bopp ak sa mais loolu leer na ñëpp moo tax bu ñuy wax di dajale di fenn xam nga di yàq deru nit ça me fait très mal te loolu yëpp dinaa si ñëw bi ñu tollee foofu man j'ai accepté ma ñëw waxtaan ak ñi mu jiite Thiès ñoom Soxna Ndiaye mooy femme départementale boo gis-gis ñoom Aline Dieye bi nga xamante ne ñoo nekk Thiès Ouest ak Grand Ñing bi nga xamante ne moo nekk Thiès Est ñu def réunion on a discuté bi ñu waxtaanee ñu ma y a pas de problème am nga profil bi yàlla teral na la am nga tur dañ la koy nangul ñëwal nga jiite liste bi ñu defar liste bi man ma jiite liste majoritaire bi defar liste majoritaire bi man ma bàyyi leen ak liste proportionnelle bi dem ak samay moyen battre campagne am ngeen fi ay représentants yu nekkal leeral fii à Thiès muy le jeune Mounirou un jeune très bien vous pouvez lui demander social ñëpp xamee nañ ma ko à Thiès ñëpp moo ko xamee ku dugg sama kër gi xam ne yàlla mooy joxe teraanga mais am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla suñu borom pour ñoom opposant la ñu torox lañu parce que amuñu ngërëmal waajur pour ñoom li ñu toroxee nit kooku war naa mën a torox ak ñoom pour ñoom li ñuy toog réunion opposition leader yëpp toog ngay cotiser ñoom du ñu am lu ñu cotiser parfois nga yóbbaale leen loolu da leen di metti moo waral ñuy yàq non bëri na leader yi bëri nañu man bi ma demee sama campagne di dimbali jigéen ñi loolu yàgg naa ko def xaaruma ba xam jot leen di jox 1 million yi. non du loolu rek laa yem li ma dépensé si ay millions kenn xamul nu mu toll si campagne mais dama koy sant yàlla suñu borom si c'est à refaire je vais le faire pourtant lu ne ñu ma koy wax Macky Sall la ko jox xaalis yàq suma campagne à 48 heures sondage yi génnee na Thiès Ouest maay gagné élection yi. yow yaa gagné. mais yow ba tey foofu nga teg sa tànk. non mais loolu moo am parce que man cundum maa dem deew ma coalition deew ma dara déggoo ma de si 1 mois laa décidé na candidat la 20 jours yi la campagne 10 jours yi màkk la ma fekk leer na journaliste yi fi nekk Thiès mën nañ ma àtte si ñoom deew ma coalition de parti politique man cundum maa dem élection man cundum maa dem am na yenn bureau de vote yoo xam ne fii à Thiès c'est vérifiable man maa leen fa gagné am na centre yoo xam ne maa fa jël 2e c'est vérifiable man waxantuma te loolu samay propre moyen laa ko def mais ñu taxaw sondage yi parce que man rek Thiès maa fi def meeting
ouverture ak fermeture meeting te joxuma nit 1 franc paa yi ñëw maire yi ñëw ndaw ñu ñëw ñëpp ñëw teewal ma fa te la ma fa génne si ab mbooloo kenn musu ko gis ba histoire politique u Thiès di doon ba léegi bi may nekk pouvoir musuñu am loolu ma taxaw génnee lu mel noonu te amul kenn ku ma fay service de renseignement yaa ngi foon journaliste yaa ngi foon ñëpp a ngi foon ma dox jàmm wax jàmm mënoon naa jël ay nervi la ñuy def ma def ko je ne l'ai pas fait ma fay samay poster pancarte ay millions ñu jël sotti si huile yàqati samay pancarte toj sama benn oto suma yaay sama waajur bu jigéen ne ma bul wax ma ne la ma la waxoon du ma wax du ma yëkkati kàddu gu ñaaw du ma wax ju bon te du ma jébaane kenn te pourtant day la ma mënoon wax si gestion municipalité bi ak a bëri la ma mënoon wax si affaire suuf si ak a bëri la ma mënoon wax si affaire surfacturation yi et autres ak a bëri mais non jàll na weesu na parce que dama prêté woon serment ne du ma ko def ma def sama campagne jëluma nervi jëluma garde corps jëluma dara te kenn dégguma ma yëkkati kàddu gu ñaaw lu dul j'ai appelé à l'unité pour la consolidation de tous les Thiessois parce que au-delà de la politique il y a les relations humaines tey su ma amoon dëj ñaanu ma ko yàlla ñoom dinañ ma jaale si ñoom ku si am dëj dinaa la jaale si ku si am bànneexit dinaa la fekk ji donc bu kàddu gu ñaawee danaa am naqar ak kerse ak gàcce jàkkaarloog yow moo waral loolu mais li ñu def 48 heures élection yi waaye Yewwi Askan bi taxaw Thiès wër fépp tudduma ak beneen leader ne leen bu leen votel xaalis bi ñuy maye Thiès moomuñu ko Macky Sall leen ko jox ak Marème Faye Sall ce qui reflète de la pure mensonge et de la lâcheté. kon da nga jàpp ni seen kàddu yooyu moo tax voté luñ la. mais loolu moo tax ma perte élection yi mais après les Thiessois ont su soxna si man li ma enduré gëm naa ne Thiès benn leader politique enduré ko fi Bougane jox nañ ko fisc mu wax àdduna yëpp dégg ko te pourtant day man indil nañ ma impôt kenn mësu ko dégg si àdduna kenn mësu ko dégg parce que dama jàpp ne loo mënul lijjanti si sutura du fitna wala jéebaane sa bopp moo la koy may non sama kër sama benn kër bu doon ay kër yu bëri la ñu mën a wax benn kër ñu indil ma impôt 33 millions loolu yëpp dund naa ko kër gaa ngi fi man du ma waxantu te musuma ko ŋaang musuma ko wax je ne l'ai jamais dit ñu taxaw ne alal gu mu yor Macky Sall la ko jox ñu taxaw yàq suma der yàq suma campagne ça fait très mal soxna si dama yor ay soxna yor ay doom yor ay xarit yor ay soppe ñu taxaw tooñ ma yàq suma campagne ma ne nag wax ju ñaaw ñëpp ko mën te man wax ju ñaaw ju ma wax dëgg lay doon man ñàkkataanu ma baaraamu ma nit seen doom niisé wu ma violé wu ma rayu ma it doomu aadama dama taxaw gëm sama bopp liggéey ngir soppi doxalinu gox bi ak Thiessois yi nga xamante ne gëm nañ ko te lépp si dëgg lañ ko fas yéene def si kàttanu yàlla suñu borom. tey su ma déggee li ngay wax yëpp dafa mel ni ki ngay jëm baaraam tuuma mooy Ousmane Sonko alors que moom nekkul bokkoo leen commune bi. waaw mais bu ñu bokkul commune bi ay ñoñam lañu. wax naa leen ko nee naa leen laal ngeen laalaake tooñ ngeen ma assumer les conséquences te réew mi sax dafa am loo xam ne dafay war a jeex dafay war a jeex menaces yi ñuy def di saaga ndey nit ñi dafa war a arrêter dafa war a arrêter. Quand je vois un jeune comme Dame Dieng qui est un jeune frère koo xam ne il est parti de rien liggéey ba toll fi mu toll muy jeune créer ay emploi buñ ko gërëmul santuñu ko ñaanaluñ ko yàlla ala yéwén waruñu taxaw di ko menacer booy demander ay rançon wu 10 millions loolu moom lañ koy def man chaque jour ma tudd Sonko nañ ma menacer man xam nañ ma ko def. Sonko mooy kan il est qui et en plus li gën a garaaw man je l'ai écouté à Paris avant-hier ma toog déglu ko mais ay ree daf ma jàpp mais ñeme yàlla weesul nga taxaw ne léegi sax man à part ça du 6 laa bëgg sax man ñu àtte ma il savait qu'il a été convoqué pour le 6 mu dem tribunal il le sait très bien il est en train de jouer sur la conscience des Sénégalais c'est des choses qui doivent arrêter quelqu'un qui a construit son parti par le mensonge di tromper nit ñi falu si maire si ay kàcce ki fen chaque jour mu koy def nit ñi di ko seetaan jot na état bi jël seeni responsabilité ji nga nag soxna si am na loo xam ne nag nit mu ne su ko nangu man j'ai été arrêté et mis en prison je pouvais appeler à l'insurrection ni mu doxalee tey mënoon naa ko def te nag ñu ngi fooyee loo xamante ne tey ëllëg bu ñu ko bàyyee Sénégal yëpp noonu la ñuy comporté woo. mais ci soxtem bi mu ne jarul wootewul kenn moom dina dem wuy ji. soxna si affaire jeu de mots la def ñun nous avons fait de la communication xam nañu lan mooy communication jeu de mots la def jeu de mots mooy bu kenn ñëw toog leen mais rester mobilisé loolu mooy lan
loolu mooy lan dafa foog ne nit ñi ay moom daal dugub la jàppee nit ñi dugub xam nga dugub da ngay jël sànnil ko ay mala ay cuuja ki ginaar ñu koy cof loolu la jàppee doomu aadama yi kal la fi gën a yeewu waaye nag yàlla dëgg lay àtte bi mu demee ba jaawale boppam tuddee boppam seen sœur Ousmane Sonko kon xam na ne tey que askanu Sénégal commencé nañu découvrir nit ki xam nga xeex doo ko ñeme man la ma leen wax leer na gis nga soxna si il faut être d'une méchanceté multidimensionnelle pour ne pas accepter certaines choses qu'on le veuille ou pas gis nga man dama yërëm waa APR dama leen yërëm trop soxna si personne ne peut douter dans ce pays que le président Macky Sall a un bilan ñu bëgg ko ñu bañ ko nga nekk opposant les choses sont en train de se parler d'elles-mêmes mais il n'a pas de communicant moo ko jural tey li yëpp tey les gens pouvaient s'appesantir sur ces réalisations. Est-ce que du la jël nga nekk communicant. non soxna si man du ma porte-parole kenn mais dama la bëgg a wax la nga xamante ne ñu ngi koy bëgg a weccoog ay fen teg dëgg gis dëgg di ko weccoog ay fen di topp koo xamante ne chaque jour que jëfee day jouer ci xelu nit ñi chaque jour que jëfee il menace les gens jot nañu mettre fin à ça Sonko gënu fi nekk kenn sénégalais gënu fi bëgg kenn réew mi gënu fi nekk kenn patriote ñun biñ ñu convoqué dañoo wuy ji ñun ak ñoom Karim Wade ak ñun ñëpp biñ ñu waree jàpp dañoo jàpp biñ ñu waree setal it dañoo setal ñu ngi nii toog. d'accord yéen a ngi toog. te mënuma gëm mu toog moom couvre fa li gën a garaaw nga bàyyi say ñaari jabar ba ko fa génn dem salon di maase wu taxaw naan c'est un complot kon biñ koy yenn xanaa dañ koy yeewoon maa ñu takk bët yi xam nga dëgg xam nga yéen journalistes yi aussi yéen am ngeen part de responsabilité et vous ne devez pas être des acteurs et complices de ces mensonges là il faut refuser cela. yan journalistes il ne faut pas globaliser. ceux qui font sa promotion parce que on ne doit pas construire un pays ci ay kàcc moo tax ñu créer ñun union pour une nouvelle république mooy bànqaas gu bees doxalin bu bees taxawaay bu bees et ne pas être un opposant nihiliste su dëgg jotee nga ne lii dëgg la bu dëggu amul nga taxaw ne lii du dëgg bokkoo ñi nga xamante ne c'est gëm nañu constitution Sénégal nga ànd seeg ñoom xeex. ayca moo tax nga créé sa parti tey ñu jëm ci élection législative yi du yàgg dara d'ici 4 mois 31 juillet la ñuy dem ndax yow pare nga pour bokk ci boobu la élection. incha allahu rabbi parce que même bi ma nekkee en convalescence à Paris maa ngi doon liggéey ak des leaders de partis politiques d'ailleurs loolu sax moo gën a tax ma ñibbi si tey pour am ak ñoom réunion ce soir à 21h su kàttanu yàlla suñu borom. pour ñu defar liste yi parce que ñu ngi woon ci parrainage yi ci kàttanu yàlla am na benn ancien candidat à la présidentielle boo xamante ne suma xarit la suma wëlëre la moom laa nar a àndal ci kàttanu yàlla suñu borom ci élection législative ak suma ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal suñu parti bu bees bi ñu ngi ci des négociations tey d'ailleurs la ñu war a finaliser pour defar liste yi mën a continuer parrainage parce que ñu ngi ci woon avant waaw ñu ngi ci quand même d'ailleurs pare nañu presque parce que commencé man bi may dem fekkoon na ñoom commencé woon nañu defar parrainage yi donc yàlla def dama amoon fracture de mâchoire moo ma yóbbu woon France donc ma hospitalisé woon. fracture bi nan la demee ndax masali ku ko xam-xam ni mën nañ ni dafa ñeme la muy wax trop est-ce que nekkul daa am koo wax loo xamante ni waruloo ko. jamais soxna si man ceinture noire la mun naa défendre sama bopp non dama doon def vélo après ma daanu. donc doon foog suma doom yi donc après ma daanu donc c'était ça. donc mais ak booy joteeg nit amel ko ak day fekk nit kooku te nga tooñ ko mais man tooñ dóor fayu laa xam parce que nag gënuma nekk Casamance de waaw doomu Casamance la. mais yaa ngi ci sa biir wax yaa ngi ni pare ngeen yéen a ngi ci parrainage yi du lu yomb xam nga loolu. waaw yomb na yombul mais boo dëkkee ci ab dëkk jëf ju baax yàgg taxaw askan bi démb tey soog a ñëw
liggéey fi Sénégal aussi li war nit ñi war la mun a parrainer je pense que war naa mën a yomb si yow te problème mu parrainage wax dëgg yàlla dépassé naa ko li may wax kay mooy la may ñaane yàlla suñu borom ba askan bi jubluñu far ñu dem assemblée ngir bokk si ñi nga xam te ne ñoo yeggali dama. mais masali assemblée nationale loolu ndax du doon nga fekk essence rek xotti allumette daal di ciy taal. non soxna si il faut pas man gaa dëgg laay doxal te dëgg googu incha allah rabi laa fas yéene dëggal biir assemblée nationale si kàttanu yàlla suñu borom parce que jot na nag ñu am beneen doxalinu assemblée jot na askan bi gis beneen assemblée bu bees. mu ngi noonu dañu généraliser woon pour revenir au particulier comme ni ñu ko waxee rek ci suñu ndorteel tey ñu dugg Thiès def ay série de reportage ñu dem ci marché yi dem nañ ci yenn gox yi ñu ñuy ñaxtu ay insécurité lampe amul marché bi gis nga la nga xamante ni noonu la mel jigéen ñi ak suñu papa yi fay nekk di daan seen doole exposé nañ seen vie en danger ak oto yeeg yu ne mel tey boo leen gisee yow ban sentiment ngay am. non dama am si ñoom yërmande mais nag des fois ñoom naqar gi ñuy am ñoom ñoo koy teg seen bopp xam nga dëgg bul ko raay wax ko comme ni mu mel xam nga ko amul jabar amul doom nga dénk ko ab mairie du am yërmande si askan bi du am yërmande parce que bàyyul soxna si këram walla bàyyul njaboot si këram mais ku yor njaboot boo ko dénkee ab maire la muy njëkk a def mooy saafara jafe-jafe ña nga xamante ne moom la ñu yaakaar te fal leen te maire yi dama jàpp ne ku am yërmande moo ko war a yor ku yërëm askanam taxaw ngir liggéey soppi doxalinu gox bi mais lépp si kaw dëgg mbir mi du fitna soxna si munoo ñëw ne yow ñaan nga yàlla jiite ab réew wala nga ñu dénk la ab maire pour nga dawal yërmande ngay ñëw di ko gérer fitna xool ku ànd ak yow ak ku àndut ak yow di déplacer ay nit yoo xamante ne li ñuy liggéey moom la ñu yaakaar ngir dundal seeni njaboot loolu ana yërmande lan mooy maire jàppee ku ni say waajur bu la jur parce que boo déggee maire yaay ngay njëkk a xalaat donc njaxanaay nga war a toog ak yërmande dimbale dëgëral taxaw sa askan te yàlla rek tax man loolu laa gëm loolu laa jàpp moo tax biñ ma ñaanee pour ma présenter wu moo waraloon ma taxaw gëmoon ne ñoom yaakaar gi ñu amoon si man lañ ko giseen pour ma ànd ak ñoom liggéey ngir soppi doxalinu gox bi mais toog rek ngir bëgg a tur wala bëgg ku la tudd ngay jaayanteeg sa askan gi nga xamante ne dañ la yaakaar teg la ngir changement nga ñëw di leen toroxal man loolu laa ko jàppee te loolu laa ko gisee ma jàpp nag ne mairie du fond ba sa mairie ba mooy defar gox bi relation moo la koy may munoo nekk maire ngay dirante ak mbagg ab état mënta nekk boobu yow la nga la dénk da nga koo xamut mais képp ku nekk maire bëgg askanam balaa muy def dara war na mun a diisoog nguur ngir réalisation bi mu bëgg a am suñu borom defal ko te yombalal ko te nañu doxal yërmande si askan gi parce que bu la askanu lëmb yaakaaree ba watal la fàttalikol cofeel ak yërmande gu ñu yaakaaroon ne moom ngay am si ñoom ba ñu jiital la loolu c'est très important mais bu ma gisee tey ab jaaykatu banaana ñëw di ko yëkkati te mu yaakaar loolu ngir dundal njabootam nit créer ab restaurant am nga taxaw jël ay emploi nga war ko encourager taxawal ko xool waxtaan fi la nekk même lu muy fay su bëriwul toog leen ngeen diisoo ngeen discuter waxtaan su munee def rallonge yokk nga defal ko mais xëy suba ne da nga koy dindi bëgg fi créer wala bëgg fi dugal si bopp nit ñi yoo xamante ne nit ñi gëmuñu loolu xam nga nit ñi la leen gëm la ñu lekk ak ku leen yërëm nañu dawal yërmande te seen affaire xale yi ñuy def ñu bàyyi ko te dimbale ñi nga xamante ne ay néew di doole lañu man daal fa laa leen di xaare te ñaan naa yàlla suñu def ko parce que yaakaar moo tax askan gi teg leen fi naam déet sax yaakaar gi sax askan gi teg leen fi si ay kàcc lañ ko amee ak sosal doomu aadama ba falu mais nañu gestu ñi nga xamante ne ñu ngi fi te ay néew di doole lañu c'est très important dañu bañ a topp seen fougue de jeunesse bugg a noot ab askan c'est pas bien baaxul.
Massaly Leral TV naam doyaluñu waxtaan bi sax mais am nañ yaakaar ni dinañ la dalal ci nu mu gën a yaatoo ci suñu ci suñu ay plateau di la jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité comme ni nga ko waxee yaa ngi ni door a jóge voyage ñu woo la même pas 5 minutes nga daal di ñu koy accordel du lu yomb vraiment mais marqué nañu bu baax a baax di la remercier waat encore une fois. waaw mais yokk si it ne yéen a wàccee samay valise parce que seen kanam laa wàccee. ñoo wàccee sa valise nga liggéeyloo ñu liggéeyloo sama caméraman liggéeyloo Abou. non c'est normal parce que seen PDG suma rakk la daam suma xarit la te nit ku baax la dama koy ñaanal yàlla référence la aussi fii si Thiès gi mu dëkk yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér yàlla dëgëral ko maa ngi ñaanal it suma xaritu bopp muy Tange Tandian dégg naa aussi ñu koy menacé na dëgër gëm boppam xam ne Sénégal gii Sénégal du ñëpp la bu mu tiit bu mu ragal na gëm boppam danay informé comme ni mu koy defee juste et vrai bu amee ñoom saaga la ñu dese ñëpp la ñu saaga ku ragal saaga nag ku ragal ñu saaga sa ndey si Facebook beeg réseau yi jarutul ngay def politique waaye man la ma waxoon démb laa wax tey rek lañ ma wax moom delloo naa ko seen papa delloo naa ko seen yaay te xam nañu dëkk gii ñun fii lañ juddoo fii la ñu màggee te lépp si kàttanu yàlla si dëgg lañ ko fas yéene am mais pas si ay fen pas si ay kàcc pas si ay sos koo xamante ne bi nga dooree sa parti ba léegi lépp loo wax mën nañ ko vérifier waat lépp loo génnee mën nañ ko xoolaat te méngoowut ak say dox ak seen doxalin jot na ndaw ñi yeewu parce que ab ndaw référence nga war a doon ab ndaw royukaay nga war a doon ngir ëllëg nga war a bokk si ñuy tabax réew mi mais lépp nañ ko teg si dëgg si kàttanu yàlla mais tey valeur yaa ngi yàqu man bu ma déggee sax yenn yi sama yaram day daw te pourtant day xale bu ñu toon jigéen la te jigéen nañu jur muy Adji Sarr jigéen da nga ko war a aar jigéen da nga ko war a sàmm jigéen da nga ko war a suturaal jigéen da nga ko war a taxawu te yàlla rek tax parce que yaay képp ku fonkul sa waajur bu jigéen joo jàpp doo ko teg ni sa ndey ju la jur donc Adji Sarr mérite du respect Adji Sarr mérite d'être accompagné et soutenu je le dis et je le crie haut et fort je suis un opposant leader de parti politique certes mais nag dëgg fu mu ma fekk fa la may bàyyi te nañu bàyyi parparloo bi nañ ko bàyyi waa ji ba muy dem di maasewu ji kenn yebalu ko kenn taqalu ay bëtam kenn mënatew ko moo bàyyi ñaari soxnaam taal otoom si couvre-feu dem maasewu ji la ka fa dal moom la il faut que les gens arrêtent di jouer si conscience yu sénégalais yi xam naa ni moom yow doo ko lebal dara ñu ngi lay jaajëfal man ñoom buñ ma tuddul woon du ma leen tudd parce que xamul tax man defuma leen royukaay nawloowu ma leen man dama bokk nag si ndaw ñu gëm seen bopp te dama gëm sama bopp man ñàkkuma fayda de fulla moom kenn ëpp ma ko kaay xeex nag moom a gënal loo am si àdduna mais jot na nag ñu doxal dëgg jot na ñu doxal ko ne état bi jël ay responsabilités am parce que yëpp askanub lëmb weesul nga taxaw naan d'ailleurs sax bëgg naa feeg le 6 ñu àtte ma kooku yëpp non seulement constitution Sénégal la yëpp justice Sénégal la te am na loo xam ne dafa war a arrêté ci réew mi waaw en tout cas daal ñu fekk la ci fi ñu la fekk nii sa kër la hôtel moo logé la. soxna si nag yow ku ma yëpp nga heureusement ba boo doon góor moom ab mbaj laa lay dóor rek waaye comme jigéen nga moom bàyyi ñu neexal la rek ngir suñu yaay non fii sama kër la fii dëkk naa fi depuis 2010 loolu ñëpp xam nañ ko Thiès fii c'est chez moi ban comment ça hôtel soxna si nag. mais tey jii nga nekk ci pays ba nga xamante ni. moitié mën nañ ni un quart bi ay néew di doole lañ Massaly nga def sa daal bu 2 millions ku ko xool xam ne marque nga sol Massaly loolu tamit ñaawal la wala ñàkk a yëg-yëg dund mettit gi nga xamante ni moom la Sénégalais non soxna si nag yow tooñkat nga xam nga li waral loolu dama bëgg wax ne dans la vie il faut toujours croire en soi et en ses valeurs c'est ce qui fait la force d'une personne nekk ndaw teewul da nga war a gëm sa bopp bëgg lu baax boole si fonk say wayjur loolu laay ñaanal bépp ndaw ju ma bokkal génération képp ku ñu samp képp ku ñu taxawal jàppal ne waajur yi am nañ si part de responsabilité man lu ma am samay waajur la loolu ñi ma dëkkal Thiès ñëpp xam nañ ko moo ma may tey li ma am loolu rek la du dara
merci merci jërëjëf. mu ngi noonu ami téléspectateurs et internautes de Leral TV Leral point net comme ni ñu leen ko waxee ca ndorteel ba rek dañu ñëwoon seet si kii di Mouhamadou Lamine Massaly ñëwoon waxtaan ak moom ci actualité politique waaye itamit waxtaan ak moom ci gox bi nga xamante ni fi la fare ginnaaw bi ñu duggee woon ci biir dëkk bi taataan suñu micro askan wi ñu dégtaloon ñu seen ay jafe-jafe ñu ñëwoon itamit taataan xalaatam ci lu ne mel waxtaanee nañ parti bi nga xamante ni bu yees la ba mu sos waaye itamit ci élection législative yi nga xamante ni mu ngi koy wàcc da ca dem dina ca dem incha allah lii nag moo nekkoon suñu entretien du jour ami téléspectateur di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen invité waaye itamit ci yeneen thèmes yu ñu war a waxtaanee jërë ngeen jëf.